asalaamaaleykum mbokk waa internet bi ñuy suivre à travers partout dans le monde entier rawatina suñu chaîne bi ñu naan ko 221 people niñ ko baaxoo di def ak ñëpp nag tey dañoo ñëw fii Fass seet si benn champion bu mag ñu koy duppee Forza 2 Forza 2 du ngeen ko déggee suñu xel day jëm ci lépp lu bokk ci wàllum sport ñu koy tuddee lamb su amee lamb su tuusee dee neex su defee même signature am dee neex kenn du ko laam-laamete Forza ñu ngi lay nuyu di lay siyaar di lay dalal ci 221 people. waaw Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu di nuyu Seydina Mohamed di nuyu suñu pap di nuyu waat suñu yaay di sant yàlla bu baax a baax di julli si yonenteem bu tedd bi Seydina Mohamed di nuyu waa Médina Gueule Tapée Fass Colobane Grand Dakar ñaari tali HLM benn tali Rebeuss ñëpp daal. jërëjëf Forza ñu nit ñu ngi lay fay di la dalal ci 221 people ni ñu ko baaxoo di def ak ñëpp. rawatina comme sa mbokki naataango yoo xam ne seen mbër lañ ni ñu leen di jëlee noonu lañ la dalalee ñuy poser question nga ñuy tontu pour ñëpp mën a jëriñu bëggoon naa xam sama première question nag ñi lay seetaan di lay déglu te xamuñ la surtout sa fans yi te xamuñ la bu baax duñ bëggoon a xam Forza kan mooy Forza. waaw Forza 2 benn ndaw la bu juddoo Gueule Tapée màggee Médina foye entre Fass Gueule Tapée Colobane fii daal ñun daal. ay doomu Médina leen ak Gueule Tapée fii leen juddoo fii leen yaroo fii leen màggee. jërëjëf Forza fi ngeen juddoo fi ngeen màggee fi ngeen defee seen lépp ban année du ma bëggoon a xam ci nga gane àdduna. waaw mais xam nga at yi moom. boo ko waxee tey jii nii. yéen bëri nag seetlu naa leen ku ma ci wax ay turi at moom du nangoo kii du nangoo joxe ay atam lan moo tax. loolu ngeen di daw ci joxe non man dama xam ne sama at su ma ko waxoon rek ñu bari dinañ ne non c'est pas vrai waaw mais en tout cas daal ay xale leen daal ñu ngi fi waaw ay xale leen daal. dugg def nga jot ngaa def mbapat avant nga dugg ci lutte avec frappe bi. waaw mbapat bon am na lu ñu si jot a ñam mais liñ si ëpp nag liñ si bëre mooy ay combat nommé quoi. ay combat nommé daal. fan nga leen bëree Dakar fii wala jot nga cee bëre yoo xam ne génn na ci yeneen sous-région yi. non boo xoolee li si ëpp wax dëgg yàlla Médina leen ko bëree Gueule Tapée beeg Fass beeg Colobane bi ak Sicap tam am na yu ñu fa bëre. en tout cas daal yooyu moom am nañu si ay drapeaux yu bari moom macha allah drapeaux yu bari am na solo jërëjëf Forza de niñ ko waxee ci biir comprendre nañ ko ñu ngi lay laaj nga ñuy kii mais am na lu bëri yoo xam ne comme côté at yi moom xam naa dama koy bàyyi ku leen ci laaj ba ngeen nangu kii côté lamb ci damay dugg ci mbapat ba léegi am na kan nga ci jot a bëreel koo xam ne instant yi mën naa ne duñ ko doon xool di koy xool ci biir lutte avec frappe bi mu ngi ji di lëmbe def buzz. non sincèrement moom gisaguma ko si quoi wax dëgg yàlla ñu si bëreel moom. gisaguñ si quoi am na si ñoo xamante ne bàyyi leen bëre am na ñoo xamante ne ñu ngi leen di dégg nag mais kii wuguñ daal. jërëjëf am na solo jërëjëf Forza dañuy dugg ci biir émission bi gën a xóotal du ma ne dugg ci émission bi gën a xóotal nag dañuy dugg ci côté lamb duñ ne lamb lutte frappe ci la ñu jëm ban année nga tàmbali lutte avec frappe. son premier combat arène maa ngi ko bëree le 3 mai. 2013 si diggante combat Alou Badou Siré Seras. Stade Iba Mar. combat boobu dañ ci amoon ndam wala. waaw alhamdulilah dañ si am ndam. ñaata combat nga jot a bëri boo ak léegi. Forza 2 bëri na 7 combats. am 6 victoires benn défaite. kon baax na kon mën nañ daa instant yi moom tawféex yàlla mu ngi leeral yoon wi. waaw ñi ngi sant daal bu baax a baax. am na solo sa dernier combat ñu seetlu ne lamb ji metti woon na signature yi neexoon na tarkal la. mais lañ doon ci xaar dañ cee mujj am ci mën naa ne naqar déception lañ ci mujj am mu di sa combat yaak Balla Junior dem si ma seen combat bi. waaw Balla Gaye Junior di profité ci occasion bi di ko nuyuwaale champion la borom baax la après combat bi déggante nañ waxtaan mu doon nit ku baax quoi. waaw lamb ji nag boo xoolee sama ñaari combat yi mujjee yëpp dafa am lu mu ko bëre laale dama ko xawoon bëre laale benn blessure bu xawoon métti sax bu ma xawoon sonal bon. métti woon na si man trop préparé wu ma ko comme préparation bi li ñu xamoon si Forza 2 mooy sa taag sa koñ et sa gañ bi boo xoolee sama ñaari combat yi passé yëpp xaw na am calcul bu bari parce que dañ ko bëriwaale ak blessure bu xawoon métti mu sonal ñu trop ba suñuy dirigeant sax ak suñuy kilifa dañ ne woon duñ ko bëri mais xam nga lamb boo ko préparé ay weer nga ñëw xam nga parce que boo xoolee combat bi daaw heure bii nii fekk na taxaw na combat presque duré na ay 8 mois xam nga ñu koy préparé am si benn ndog-ndog bu ndaw mais alhamdulilah boo xoolee buñ si jugee am na combat yi ñu doon proposé waat mais suñuy kilifa ak ñun ni sax pare wu yoon pour bëriwaat parce que dañ nekkoon suñu bopp doon faj suñu tànk mais alhamdulilah fi ñu toll moom ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. après sa combat yaa ak Balla Gaye Junior.
waaw après sama combat ak Balla Gaye Junior bon dem naa si hôpital Fann di nuyaale docteur Fall. mu ma doon traité di ko nuyu itam sama nijaay ma booleeg moom. wax dëgg yàlla def na si xaalis def na si ay coono yu méttee métti pour rek rien que pour ma réussir mais alhamdulilah lu ma mënul woon daal ay weer si ginnaaw lu bari fi ñu toll nii alhamdulilah maa ngi koy mën. ci ko sa combat yaa ak Balla Gaye Junior ci laaj desane dañoo seetlu yéen ndaw ñi mën naa ne day xaw a soofandi sax léegi presque fi mu ne nii sax mën nañ combat mag ñi combat ndaw amut mais combat mag ñi léegi mu dàq seen combat yi ndax yéen a topp seen kaw seen signature day bëri coow day xumb day neex mais lu tax du ngeen ñëwee du ngeen dëggal seen bopp te nit ñi dagg seen billet ak yooyu noonu seen combat bi ni ngeen ni kii bi tàngee woon saf gisewuñ ko noonu. waaw mais mooy ni mu mujjee kenn soxlawu ko noonu. waaw parce que gis nga verdict bi ni ñu ko mujjee. jox la victoire par décision arbitre. waaw soo kenn séntuwut woon lool. loolu taxut ñu wax ci victoire. xamal laa mu jooju maa ngi ko doon bëre ak blessure. moom ñi ngi bëre man am na 3 avertissement man boo xoolee daanaka amu benn avertissement mu muy 3 avertissement te man teewul ba léegi man maay continuer di ko attaqué Balla Gaye Junior dafa am lu ñu xam si moom dóor na fi benn du ñaari mbër ñu daanu bot na fi façon muy juddu si làmb foofu ba muy bëre wax dëgg yàlla xalaatuñu woon sax ne dinañ doon ay mbër mais li ñu yaakaaroon si moom gisuñu ko Balla Gaye Junior bi arbitre ne prix day taxaw dëggal boppam suul ay tànkam di dóoranteeg yow ba kenn daanu mais suñu combat maag moom daal comprendre ma daal lépp boo xoolee maay dox dem si kawam boo xoolee benn instant am na 3 avertissement am avertissement Balla Diouf taw na sax ñëw xaw a arrêté combat bi sax di ma yuuxu gëdd ma ne ma taxawal parce que moom mi ngi am 3 avertissement yow nga continué di ko attaqué. seen signature bi xumboon na mais li ngeen kii est-ce que lu tax dëggalu leen ko keroog wala da ngeen a dem ba ci biir ñementewu leen. non Forza 2 moom leneen lu ñuy wax si moom mais bu dee jom fit fulla ak fayda moom wax dëgg yàlla amateurs yi ñëpp loolu lañ xam si man looloo tax sax samay combat di xaw a jafe des fois waaw. mais am na solo dañuy desandi ba léegi ci côté lamb mais du ma ne lamb damay yaatal dugg ci écurie Fass ndax yaa ngi ne Fass du ñu ne Forza 2 seen xel dina dem ci Fass du ñu ne Fass nag seen xel dina jëm ci ay lu bokk ci ñoom Papa Sow lu bokk ci ñoom Mbaye Guèye Faye lu bokk ci ñoom Gris Bordeaux ba ci ñoom Maodo muy mujj di bëri ñooñu ñëpp duñ ne Fass seen xel day jëm ci ñoom mais problème bi Fass lan moo nekk seen biir ndax seetlu nañu Fass dafa soo xam ni carrément du doon ne kii la sax du doon ne leneen la sax ma ne fi mu ne suulu la dafa daanu. lan moo doon problème bi seen biir gàllankoor yi dafa bëri trop. non mooy li may wax chaque jour rek Fass moom xorom si cin la Fass bu daanee moom la ñuy waxtaanee bu daanoo moom la ñuy waxtaanee. non man moom mais dogguma la Forza 2 mais Fass daa daanatul dara. daanatul non ñu ngi daan non daaw boo xoolee daaw boo xoolee benn grand combat bu kii rek leen am daaw ay boogaa la ñoo bëre daan affaire yooyu noonu man dama bëree daan am na ñeneen ay caatu montagne dafa def 3 combats 3 victoires. waaw mais gis nga ba léegi mën naa ne gis nga li dalee 2011 ba léegi seen ki ñu teg ci kaw ñu tabb ko mu di Gris Bordeaux gis nga ko boo ak léegi ñaari combat la ci 2011 ba léegi ci la ci am victoire moom nañ ni ci Tyson ak keneen kii xaw ma nu mu tuddati xaw ma. Baye Mandione boo ak léegi amatul benn kii problème bi lan la ndax yéen a ngi continuer doon benn tànk di def sport su ngeen amee signature yëpp def benn tànk jàppalante est-ce que loolu am na ci biir. waaw damay profité waale si occasion bi di woowaat comme ñooñu nga wax ay Gris Bordeaux ay Papa Sow Tafa Gueye de Djily Mbaye Balla Diouf ñëpp ñu ñëw jàppalewaat seen i ay raq parce que ñun ba ñu nekkee xale parce que mën naa leen juddoo ba nekkee xale di seetaan yi écurie Fass bu naan dem dañuy fekk foofu Papa Tafa Gueye da ngay fay pour dugg ñu dañ doon ay xale duñu doon ñoon sax yor lu ñu fay pour dugg mais dañuy toog si kaw miir muy fees del am engouement tey jii nii bu nee écurie Fass Gris Bordeaux ñëw ay Lac Rose ñëw ay Gris 2 ñëpp ñëw ay Papa Sow supporters yi fu nekk la ñuy daggee ñëw di profité si occasion bi dina wax ne tamit ñoom ñu ñëwaat xam ne tey jii lu waaye làqu soodu xuruku tamit booy bëri ji dañ naan écurie Fass. doguma la ñoom ñu làqatu ci ruq dañoo war di ñëw di leen di jàppale comme yéen ni ndaw ñi na ngeen daan def di leen di seetaan wax nga ko sa papa Moustapha Guèye da ngeen doon dagg seen biir di leen di seetaan est-ce que Moustapha Guèye ci boppam ak niñ ko xamee ci làmb surtout côté Fass mu ngi leen di jàppale surtout yow mu ngi lay jàppale est-ce que sa làmb. ah non man moom bëreeguma combat boo xamante ne veille bi Père Tafa Gueye woowu man ne ma nii nga war a bëree nii ngay songee nii ngay defee nii wax na la man moom sama côté moom mi ngi siy jàpp ni mu si war a jàppee moom mi ngi may conseillé des fois mu woo ma suru xam fu kenn nekkul ne ma fils defal lii fils lële booy waxal lii xam nga moom sincèrement sama côté moom alhamdulilah. bu combat du amee du dee benn écrit bi comme ni ñu ko waxee Fass yéen ñëpp da ngeen a war a def donc sot jàppale du dee côté entraînement ak leneen ku am looy conseillé kii ko est-ce que yaa ngi koy gis ci yeneen comme écrit yi itam ndax
combat bu am di nga dem ci say morom jàppale leen ndax yaa ngi ko fay fekk yéen a ngi fay tase. waaw xam nga nit àdduna nit ku nekk sa bës nga am te bës kenn du ko tuuteel doomu aadama kenn du ko tuutil bësam mbër bu ndaw mbër bu mag mbër bu ndaw mooy dooni mbër bu mag ëllëg mbër bu mag mooy dooni ëllëg mbër bu màgget lépp doon koy nettali ji après tey jii nii dafa neex mbër di préparer combat nga gis grand yëpp nga gis daal ñëpp ñëw di la jàppale ñi di la conseiller ñi di la booster parce que tey jii bu dee yow ak yow rek bu méttee da ngay bàyyi mais tey jii nii booy préparer combat nga gis yenn grand yi sa wet boo defee benn kii sax ñu yuuxu la gëdd ne nii la nga war a def da siy baax quoi. am na solo Forza 2 dañuy desandi ci Fass ba léegi du ma nee Fass xaw ma yéen mbër yi da ngeen a ñëwoon entraînement xaw ma gàllankoor bi lan la mais Fass ci boppam dafa daan moom la ñëpp di coow Fass ci boppam du doon leneen la ñu ne dafa dërmee mu ngi commencé di suul te champion yi nag yàgg nañ leen fii dégg mais ba léegi même roi des arènes mën na ko fay génn pour lan. non ñun fekkeewuñu ko mais nopp moom ak borom mais bu njëkk ba da nga daan dégg écurie Fass ngay dégg na ak écurie séeréer ak écurie waalo defe naa quelques écuries ñaar ñetti écuries ñoo amoon mais jamono yi la ñuy wax instant yi nii gis nga roi des arènes ni mu wëree Pikine Parcelles di dem Guédiawaye pour lan Fass loolu écurie mag tomante ki da ngeen ne ñu mettre entraînement wala mag ñi ñoo ñëwut seen ginnaaw di leen di jàppale ci conseil ak leneen ak leneen. non écurie Fass dafa nekkoon mi ngi fa ba léegi ndax paa. non nekkatu fa loolu moom d'accord moom Fass moom fa mu newoon moom nekkatu fa jóge na fa de. lu ko fa jële yow kay yaa ma gën a xam moom ne moom xaw ma su yeboon ngeen du doon leneen su yeboon ngeen mais ngeen ci tas la jëm de ngeen def ko ñaar non Fass du tas Fass du tas si occasion bi di si profité am na lu ndaw lu mu bëgg a wax di wax ne suñu dirigeant yi ak ñëpp képp ku nekk écurie Fass ngay mbër bu mag ak ba mbër bu ndaw nañ ñëw jàppale fa parce que am na ay espoir yoo xamante ni ku leen jàppale d'ici 1 an 2 ans au maximum écurie Fass nañ ko dégg au sommet am na Boga am na ay Pape bu xees am na ay Pape Ndoye Serigne Ndiaye 2 bari na am na ay parisien Baara Ndiaye général ñun ñëpp boo xoolee ay ndaw lañ tey jii nii bu leen jàppalee rek ay Sitor bu leen jàppalee rek gëm na ni équipe bi dina dem. am na solo boo wax léegi ñu seetlu est-ce que jotut nag Fass fi mu ne nii roi des arènes dañu dégg fu ne génn góorgóorlu mu ñëw fi est-ce que jotut nag. waaw mais wala namagu leen ko. non moom mooy suñu objectif ñun ñëpp tey jii nii bu doon suñu sago tey jii suñu grand Gris Bordeaux da koy jël ba doyal jox ko Papa Sow pare jox ko Lac Rose ñu paasante ko noonu suñu biir ba doyal ba ñu ñëpp ñu dem retraite ñëw suñuy rax ñëwaat wala suñuy doom ñëw ñu jox leen ko mais xam nga tey jii nii Sénégal joueurs yi gën a baax si monde bi actuellement du ma ne Afrique si monde bi Sénégal la bokk ñi ay Sénégalais leen mais tey jii nii jëlaguñ Coupe d'Afrique waxuma la sax Coupe du monde mais Coupe d'Afrique jëlaguñ ko te actuellement ñooy meilleurs joueurs yi gën a baax si monde bi muy mi góol ba attaquant koy wax ku ñu gën a baax la mais pourtant jëlaguñ ko xëy na yàlla noonu la ko nammee rek mais teewul écurie Fass am na loo xamante ne kenn amu ko ñun ñooy seul écurie bi bëre bi am ay lu gàtt 10 mbër yu bëre grand combat waxal benn écurie boo dem rek benn mbër lay am ñaar bu bëree ñett mais écurie Fass am na plus de 10 lutteurs yoo xamante ne dañuy bëre ay grand combat. am na solo Forza nee nga namm nañ ko ba nañu sañoon ñu téye ko di koy passé seen biir mais